Bonjour chers internautes, ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax bienvenue dans votre émission Fashion Star, cette émission qui vous parle d'art et de culture en général. di dalal benn invité boo xam ne tey jii fii ci Petite Côte bi kenn du ko présenté bonjour Mata. Omar maa lay ziar. ñu delloo ziar bu wér a wér. alhamdulilah. naka Mbour. waa sant rek. dégg naa ñu ne yaa poñe Mbour actuellement yaa téye Mbour ci sa loxo. waaw mais ñu ngi jéem rek xam nga ñun ay ndaw lañ. ay ndaw moom soo nekkee soo tollee si buntu ndaw da ngay jéem rek. macha allah waaye ni ñuy jéemee nag yàlla def am na fu mu ñu teg tuuti. dëgg la moom Matar yooyu ni muy jéemee neex na ma donc Matar mën nañu am benn présentation bu ndaw ci Matar kuy Matar. waaw mais Omar di sant ñëpp. ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur. ñi nga xamante ni ñoo ma téye ba mënuma daanu. ñoo ma téye moo tax fu ma dem ndam rek. di sant sama koñ bii ma dëkk nag ndax bëgg nañ ma yëg nañ ma saf nañ ma ku dul Matar safu leen. dëgg la. ensuite ma lay tontu sa question Matar mooy benn xale bu ne si Petite Côte bi. waaw di ambiance daal. di ambiance di vur di var ak xale yi di waxtaan loolu doo ko ma ñor. kase. Matar. waaw instant bi yaa tey buzz bi Petite Côte bi yow la ñuy wax. waaw Matar parce que gis nañ ne bon percussionniste yi fi nekk bari nañ. mais actuellement fi Matar toll ci Petite Côte bi gisaguñu ko atteindre ci côté limite. donc faaw nga wax ñu. tuuti ci Matar surtout importance bi nga xam ne. métier bii ngay def moom am na ko parce que ñun dañuy dégg tëggkat sabar wala fecckat mais duñu xam en général lan la wum léegi ban importance de sa métier am yow. waaw man moom sama métier il me satisfait beaucoup. ndax maa ngi siy teral samay waajur. macha allah. maa ngi siy jox sama jabar samay rak yi may àndal macha allah gis nga ànduma kenn samay rak rek lay àndal sama famille lay àndal samay rak. su amee ñu si waaye ay mambal lay doon kooku sama xarit la damaa bëggal boppam te yàlla rek tax. ñëpp la bëgg bañul artiste yëpp la bëgg may ànd ak samay rak di liggéey respecté li may def nag bëgg ko. ça c'est bon. soo déggee ni naan ay yaatee nii fi ku aaya da ngay wal sa moom. dëgg la te yaa ay. waaw jamono juñ tel ni moom ku bëgg lu neex di nga wëri Matar. macha allah lii la yàlla dogal. looloo am. ku nangu li yàlla dogal nag doo sonn sa xol du jeex waaye ku ko bañ saa su ne da ngay sonn ndaxte ñun li ñu nekk nii deret la ñu suñ juróom sama juróom-ñaari maam yëpp amul géer xam nga si dara. dëgg la amul benn géer bu ma rax. kon man doomi géwal laa du ma géwél géwal laa. te li may def dama ko nàmp. mu jugee tamit si génn ndax gorom gii nga tiim nii. sam papa si tëgg barki Dembo Njaay moo si toog di si tëgg. ndeer gi nga gis nii li tax ma indi ko mooy moom la ma njëkk a jëndal si sabar. macha allah ndeer gii ne ma àdduna dina la si dégg. moo tax ma indi ko tey wan la. kon daal ay patrimoine nga ñu tey. voilà ay patrimoine historique ci côté Ngéwél. àggali. ak actuellement. man damay indi li nga xamante ni moo xew. sama ñoom papa jàll nañ. sama ñoom maam jàll nañ mais actuellement nii soo ambiance ul géo damay ambiance di kaf di ree di vundang di def lu ma saf. waaw dama koy séen ci say activité say événement. waaw Matar day réewantu ci kaw ndënd yi. waaw Matar da koy neex mu fecc ba mu ne xaw ma mu tëgg ba mu neex jékki-jékki rax ci fecc. donc qu'est-ce qui se passe. Matar ban yan astuce ngay indi parce que indi gis nañ ñoom Omar Ndiaye wala Ngoy Jumbay dañuy ñëw tëgg ci fulla fayda dem. tey laa ambiance. mais Matar daa ñëw indi astuce boppam. tey laa lay wax lu yéeme. muy lan. muy foofu nga dugg. dangaa dugg fu ma neex. ndax bi may njëkk indi loolu mbuur fii. di ko gérer. jiñ nañ ma sax borom ñaari turi émission laa nekk. Sénégal yi dëgg bi may gérer loolu. di ko gérer fii. samp sama clavier booy teg ñuy sol rafet di chorégraphe di soow. nii ne kii léegi groupe am bi borom ñaari turi la. mais ins bi ñu nekk ku ko deful programme soo foo gérer tey doo ko gérer waat. c'est-à-dire que Matar daay imposer waa dëkk bi boppam. parce que macha allah gis naa ne foo joué da ngay sonn nice. waaw da ngay sonn rafet Omar ñun ay doomi géwël lañ. dafa bëgg boppam. Omar ñun suñ bëggu suñ bopp tooñ. mais loolu kuy sa baay Abdou Gueye Thiayen mbuur kenn daa ko fee solo li mbuur di rëy rëy. loolu rek buzz la man buzzantul nii man nekkuma ak artiste mbojo yi pitax yeeg yi. ku si réglé wul rek ma ko sa bopp. Petite Côte bi daa am ay mbojo. laa ilaaha illallah Petite Côte bi dañuy réglé mënuñoo réglé ma tiré pistolet laa yor su may tëggi sax moom laa yor ku réglé wul ma pistolet la. donc ku ci mel ni Matar boo xoolee ñi féetewu ci moom mbuur a ko wuyu si mu wane fulla ak fayda wane jom nekk xale bu ndaw nag diriger lu rëy parce que lii je me dis que ne entreprise la donc mu nekk entreprise yu Ngéwél nga di ko gérer te boobu ba tey gisuma faay mais li ma gën a neex sa groupe mooy à tout moment foo am événement damay gis
da nga coiffé say rakk ànd ak ñoom Matar mën naa ne gisuma benn mag bu ànd ak ñoom. te boobu ba tey di naan boo amul wéeru waaye da ngay neex ba ma. gisuma benn mag sa ginnaaw te sa événement yi ma mas a fekkee yëpp. donc bravo laay dégg bravo laay gis. ban affinité nga am ak sa frère yi nga xam ne muy fecckat yi muy tëggkat yi nga xam ne foo nee raasa xis rek ñoom ñu ne mbàcc yëkkati donc ban affinité ngeen am. ñooy sama àdduna sama rakk yi maam ñooy su may wax ak sama xol day tooy. si ndax ñoom ñooy sama àdduna tey man du ma dara su ma taxawoon tey sama ndënd mi taxaw kenn du ma déglu. mais ñoom dañ maa bëgg xam nga am sa mag ba pare bëgg ko dafa garaaw. dafa neex. am sa mag bëgg ko respecté ko ñoom ñëpp lu ne laa leen wax lu ne taaw ba caat ñëpp ndax man ku nga xam ne damaa tàng si li may liggéey xaaj naa nit xeer si programme ndax man du ma kaf sama métier la dama ko bëgg mais ñoom awma lu ma leen wax lu dul ñaan yàlla bis ñëw ma jox leen ay visa ne leen maa leen yóbbu avion barki Cheikh Ahmadou Bamba bi ma yaakaar loolu rek laay ñaan. macha allah gis nañ ne Matar buy wax ci famille bi sax wala muy wax ci rakkam yi nga xam ne ñoom lay àndal guddeeg ba ca xol bi day tooy ndax ñu gis ne ba bët yaa ngi taati bëgg nañ émission bi ñu commencé ko ci moment de détente folie kaf reetaan comme ni ñu lay fekkee say activité donc comme ni mu ko waxee sànq ku ay wal sa moom te actuellement fii ñu toll nii ci Petite Côte bi mën naa ne lépp luy activité wala luy buzz Matar a ko poñe moo ko téye nii ci loxo donc mën nañoo xam depuis quand nga commencé def métier depuis quand nga commencé ber sa groupe di tëgg muy neex dëkk bi yëpp di la suivre. waaw man nag j'étais un élève. élève laa woon première laa bàyyi jàng. première secondaire laa bàyyi jàng li tax ma bàyyi jàng. damaa nekk salle di def examen war a tëggal nit programme di def examen war a tëggal nit programme sama téléphone bi di xar non car bu rëy li nekk rek laa lay wax. di def examen war a def examen téléphone bi di toj maa ngi war a tëgg ay majorité jàmbur ma ne man du ma bàyyi lii ma tiim ndax lii di ma woo nii sama teraanga si la ne ma def examen sama papa wax jëm koo jëm su ma ne ko bàyyi naa jàng mu bañ ma ne ko papa bàyyi naa mu ne ma ne ko lii nga nekk ba tekki si laa bëgg a nekk ba tekki si. macha allah loolu moo ma dëddale école mais kon sama groupe. sama groupe maa ngi ko sos en 2005. 2005. 2006 si la engagé moo tax yàlla la koy buur. 2006 si la engagé 4 écoles majorettes te 2005 la fondé sama groupe man sama groupe 2005 laa ko fondé. 2005 moo ko fondé nag métti woon na Omar métti woon na Omar dama doon toog. 1 mois 2 mois leer na leen ñoom ñii duñ tëggi boobu xam naa li ma yor te maa ngi koy denc may leen su yoon jeexul waa ko si du jeex te àdduna bépp dinañ ñu dégg grand bi nii may leen barke Serigne Bamba àdduna bépp dinañ ñu dégg 2005 métti 2006 ñëw ma nekk au top luy fës ko si biir Mbour su ma ko tëggul Ndiaga Sarr ko tëgg sama président sama xarit sama maam sama lépp bëgg ma te yàlla tax kooku moom dama koy ñaanal aar bi mu nekk nii mu am si ay milliards muy Ndiaga Sarr Mbaye ndaxte baax rek am solo mu jóge 2006 affaire bi code bi commencé ñii mu mit si man nag ñi ma dëkkal ñi ma sës rëkk samay rakki papa ñoom boobu tamit ñoom ñu ngi yor groupe xam nga mënoo concevoir say baay yor groupe sa yow doom nga yor groupe day xaw a mit si benn famille mais est boobu ñoom focalisé tuñ si sabari boobu sabar yi mu ngi suux suñu biir kër Omar yaa ngi may déglu boobu sabar yi mu ngi wàcc suñu biir kër te ñun suñu kër ku nekk xam na ne ku bëgg a dégg ngéwél da nga fay ñëw ndax lépp la ñuy tëgg sóoru ba sabar jémbee tabala bay may lépp la ñuy tëgg ñu wàcc sabar yi nag ma dem jàngi am tëgg di jàng duudu ngoom ñu naan ko safrin bi moo ma jàngal tëgg lu ne si man tey moom la moo rayanteeg sam papa ni ko kii day tëgg ba sam papa man maa bàyyi ma dem tëggi 2006 ñu nekk si majorette fu ne ñu tëgg ko fu ne ñu toj ñu commencé di ramper ba nii te boobu ba léegi ñu ngi siy sant yàlla boobu ba léegi ñu ngi siy sant yàlla ñu ngi siy gis suñu bopp tamit te ñu ngi si war a dimbale ñu ngi leen siy dimbale. ñu ànd ak Matar Gueye ñu am nuñ def après ñu ñëwaat ci plateau bi.
waaw Matar ginnaaw bi ñu jógee ci ambiance bi dañuy toog waxtaanaat tuuti. ndax tey moom xam naa dañuy boole ambiance ak waxtaan man xam naa ne ambiance moom nga mëne. yii moom laa bëgg. ah sama yëf la. donc comme xam nañ ne art ak tourisme ñoom ñaar ñëpp ay facteurs de développement la. te actuellement tourisme bi xaw a daanu xaw a daanu. donc dañ la bëggoon a laaj rek ban rapport la sa métier bii di art am ak tourisme bi. ak fan la mën a yóbbu lan la mën a apporter tourisme bi actuellement. waaw mais man sama métier. day apporter tourisme bi lu bari xamul tax. xamul tax. ñun. dañuy gis internet ñu gérer benn affaire. mu intéressé ko. mu jaral ko mu dagg billet ñëw. ça c'est un tourisme. ah bon bien sûr. ni day dagg billet juste pour ñun. lu yàggul dara. gérer naa benn programme. sama rakku papa. dugal ko ci internet bi ba ay nasaraan benn collectivité nasaraan def ko ci ne ko dañ leen a bëgg a indi festival en Europe. ah c'est bien ça. loolu ça développe le tourisme. carrément. te kon ñun artistes yi moo tax saa su lu ñuy def rek moo tax soo gisee ñu naan la ubbil YouTube wala ubbil leneen ak leneen parce que nit kenn xamul yàlla la ko xam nit mën na laa gis léegi li ngay def jaral ko ay milliards. mu bàyyi dëkkam ñëw sa dëkk investir ko ndax yow gis naa ko fi du xaaj du jeex gis naa ko fi du xaaj du jeex kon ñun li ñuy liggéey ak tourisme benn la parce que ñun ñooy jàngal tubaab bi fecc ñooy tax ñu déplacé wu jóge Europe ñëw fi ñoo ñu jàngal fecc ñooy jàngal tubaab bi tëgg man lu yàggul dara am naa si cours yoo xamante ne ay tëgg sabar la xam nga waa ji ni mu ma gisee ma gàddu sama ndënd tem di tëggi mu woo ma ne ma lii nii ban genre aara mu ne ko aaru sabar la mu ne ma est-ce que mën naa koo man mu ne ko bien sûr soo ko bëggee waaw ma ànd seeg sama mag Karim ñu ànd si maag sama mag ñu joué jox ko ay cours te boobu daa ñëw ñu jox ko ay cours ba cours yi jeex bu dem ñibbi loolu la ci j'espère que si tourisme la bokk day doxal tourisme kon donc une fois de plus ñu wane ne art du métier rek parce que d'habitude am na ñoo xam ne dañu naan du métier mais ñun dañ ko jàppe comme métier parce que ku ci mel ni ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci askanu yooyu tey jii lu ñu am li yoo ñu ko indil donc moom mu boole ko def ko facteur de développement di ci développer di ci jaay destination Sénégal te mu ngi koy wax ci discours am non nan nga dundee Covid 19 bi ak say activités. metti Matar daa mel na nga xaaroon question bi. mooy yow man parce que Macky nee na dara du yëngal te kenn du wax. metti te yëpp nee nañ faaw Macky génn ñu wax. surtout moo tax ñu ne kañ la ñuy tëgg. ah mais léegi ubbi ngeen. waaw si. instant bi mu ngi commencé. non instant bi moom léegi lan ngeen dund lu métti ci coronavirus. waaw Covid bi dund nañ lu métti. man moom message bi may lancé si Covid bi mooy politiciens yi. xam man moom nee nañ maay sañ wax. kon waxal. politiciens yi laa siy lancé. su dul Covid dañuy yittewoo. duñu langue programme te gisuñu fa lii. foo ko mos a gis. amagul. man Macky Sall bi muy falu. Sokone la ma yóbbu. fay ma junni bari nag ndax man moom kenn du ma déplacé Sokone maa ko yóbbu ba Sokone tëggali ko. mais politiciens yi dëkk biir Mbour ngalla su yu mel ni amatee nañuy suivre population bi ndax suy amul dañuy soxla nit ñi kon su amee buñ ignoré doomu aadama yi. donc Matar xam naa dañuy bëgg woo paa bi. waaw xam waxtaan ak moom tuuti parce que dañoo am chance boo xam ne c'est une chance en or. ñëw di def ak moom émission fekk papa mu ngi jógee voyage du yàgg dara te xam naa ne moom tos international lañ koy wooye moom tonton Thiaye. donc bien vrai que ne xaw ma ci moom lu bari mais bi ñu waajee émission bi. dugg naa ci biir dëkk bi dugg naa ci Mbour. laajte renseignement yu bari ci moom. donc comme il vient juste de voyage xam naa dañ mën a am après benn 5 minutes ak moom waxtaan ak moom mais tey jii Matar lan nga may wax sa papa. yaa ngi ndax xam nga sànq wax nga say rek nga jooy léegi dama bëgg nga wax ma ci sa papa tuuti lan nga may wax sa papa. ah sama doole ngay wax sama doole. sama doole man quoi. nu ma mel yàlla ak moom. nu ma mel rek yàlla ak moom. nee na buñ joxe dara. buñ joxe dara. xam nga bàyyi yooyu amul. soo bëggee génn sax wala bul génn teel lu leen neex na ma loo leen bëgg naa ko bu leen kenn gis ngeen tux bu leen kenn gis ngeen naan bu leen kenn romb di leen yërëm. foo leen dem solo leen ba rafet fii kan nga fi gis actuellement nii mu tëggandoog bàyyam bariwul. non non.
lu ma la wax sànq nee naa ne li nga tiim nii barki Demba Ndiaye si la doon tëgg. te événement bi balaa ñoo gën a xam ñu xaar ba le 21 ak le 22 si la ñuy xam Matar nan la mel ak bàyyam wala Matar nan la ko bàyyam téye Matar nan la ko bàyyam dimbalee. wax naa ne la bi ma jëndalee lii ne ma àdduna na la si dégg ba léegi foo romb tur bi day daw. Matar Gueye gi day daw. fii lu fi waay di utoo sa ñaanu bàyyi perte na. moom bàyyam da ko doon ñaanal ba ne ko li ma lay ñaanal yàlla na dal sa doom Matar. muy sa maam bi sama xarit bëgguñu. mooy suñu lépp suñu bàyyi mooy suñu lépp ndaxte ku ne xam ne ni maa ngi ko koy wax barki démb yow rek may nga ñu tur. ndax foo taxaw ne doomu Thiagne laa biir Mbour keroog Ndeye si Ndiaye day wax ak man ne ma sama studio laa bëgg nga dugalee son bi ndax sa papa àdduna bépp dañ ma doon dóoraleeg moom Ndeye si Ndiaye muy jeel waali kon moom dama koy ñaanal yàlla na dund ba dootul dem Europe day toog lu mu bëgg mu fekk si ko fi. moom day dem kenn du ko téye daa nuru bàyyi ji. xol bi daa rafet teg ci élément sëñ Fallou la. te Fallou kenn du ko yaakaar te doo daw. waaw sëñ da ngay raw ba faw. macha allah ñu ngi lay remercier ñu jéem a toog benn 5 minutes waxtaan ak sa papa. ñëw wàcc suuf fekk la ci li nga mën ne mooy ambiance ndax Mbour nee na ñëw yaay borom ambiance. waaw yaa téye Mbour. est-ce que jërëjëf na may laaj présentation. kii présenté na boppam. ok chers internautes après le fils on reçoit le père mu nekk koo xam ne ndaanaan goo xam ne fii ci Petite Côte bi dama naan fii ci Sénégal sax kenn dootu ko présenté Père Thiagne grand tambour-major de la Petite Côte tey jii képp koo xam ne ñi am nga fitu téye garañ muy cool muy mbëng-mbëng muy tungune muy ndeer boo amee fitu téye garañ ci loxoom la jaar donc asalaamaaleykum père. maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal suñu émission bi nga xam ne mooy Fashion Star. émission boo xam ne day boole art mode lépp luy jëm ci culture. ñu lay dalal ñu toogoon léegi waxtaan ak sa doom. je pense mooy sa taaw. ñu waxtaan ak moom ci côté art. ñu am chance boo xam ne c'est une chance en or ndax moom day soog a ñëw normalement ça doit faire quelques jours. ñu tombé ñu amoon émission ak doomam tombé ci moom ñu ne woon pourquoi pas ñu waxtaan ak yow. ndeysaan donc ñu bëggoon nga présenté wu tuuti. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di ñaan seen télé bi yàlla jëmale ko kanam. amiin amiin amiin. franchement def ngeen lu rafet. ndax lii ñi ko bëggoon bari nañ. waaw télé yi bëgg a ñëw fii wala nit ñi bëgg a ñëw fii bari nañ trop. waaye nag tey la ko yàlla suñu borom dogal. waaw mais xale yi macha allah xam nga man. am tëgg rek laa xam xaw ma leneen lu dul am tëgg fu ma mën di dem ci àdduna fu ma dem ci àdduna yóbbu na ma fépp nag waaw ba pare ma gëm sama bopp gëm ki ma doon xale yi bàyyiwuma leen benn yoon ñoom ñëpp ku ci nekk booy génne dinaa ni la solul ba rafet ndax sa papa bu génnee ku ko xool dina ni ah kii mooy diw xam nga saabu du fóot boppam xam déet démb rek laa leen fekk fii ñu toog ndeysaan di def seeni café ma ne leen bu fa kenn tux cigarette ku fa tux cigarette bu ma ñëwee dinaa ko taal respecté leen seen bopp parce que da ngeen am baay boo xamante ni aw ma dara melu ma nen mais am naa doomu aadama yi ba pare nag ñoom ñuy góorgóorlu xale yi ñuy góorgóorlu bu baax te ñaanal naa leen gëm naa ni àdduna dina leen dégg waaw parce que fi ma jaar ci aar dafa metti lool waaw yaakaar naa ni yow war ngaa xam loolu. xam naa ci dara xam nga ci dara. gëm naa ne internet yi xamuñu ci lu bari donc fan nga jaar ci aar. daa mel ni jóg ci làmmiñ. kay tëgg naa sabar tëgg naa soruba tëgg naa tama tëgg naa jëmbe ngóoni lu ne laa tëgg amul lu ma tëggul ci àdduna jaar ko nag ci samay kilifa kilifa yi nekk fii yëpp tëggale naa leen ba Ndakaaru ñëpp amul benn géwél kuy tëgg sabar ku xamul Abdou Gueye Thiagne xam nga nag Thiagne gi moom moo gën a siiw moo gën a siiw comprendre nga waaye nag fa tubaarkàlla yàlla dimbali na ma ci lépp lu ma am ci aar laa ko amee ci lii gis naa ci lu ne da ngay voyage lu bari
ngay tukki lu bari donc ci sa biir voyage yooyu est-ce que ça t'arrive ngay jaayaale destination sénégalaise donc sa voyage bi c'est parce que boo bu ñu waxee ne jaay na destination sénégalaise dañu dem ci côté tourisme donc ci sa biir voyage ak ñi ngay jaayaale destination sénégalaise ban jàngat nga ci am ak loolu ñu ci mën a may waaw xam nga loolu dina la ci sa war a tontu damaa yor ay école yu bari Sénégal wala biir Europe Suisse waaw damaa yor ay école yoo xamante ni waaye li ma ciy lijjanti yëpp mooy comme ni gars yi di def rek comme ni ñëpp di def di ci indi ay élèves yoo xamante ni xale yi ñoom ñëpp nañ ci mën a jariñu muy man di yow di keneen ak keneen ak keneen loolu kese laay ñaan yàlla suñu borom waaw te gëm naa ni yàlla dina ma may loolu parce que ci loolu laa nekk nii jàngal nañ façon tubaab bu nekk am tëgg je comprends jàngal nañ chinois jàngal nañ ñëpp am tëgg te loolu ñu doon def yëpp pour bëgg sunum réew développé des fois dañuy yéeg concert ñun li may wax ni télé yéen a ngi may déglu dama ñuy yéeg concert bala ñoo wàcc ci concert bi dinañ nu bindal lu mat 20 nun koy waxati adresse yoo xamante ni wala ñu teg suñuy flyers bu ñuy jouer flyers yi bala ñoo pare mu jeex te loolu yëpp après ay contrat la dan lay woo dugg ci sa suite woo la ne la diw ak diw ak diw ak diw damaa bëgg nga tëgg fii ak fii ak fii ak fii def nañ ko Allemagne def nañ ko Autriche def nañ ko Suisse def nañ ko fu ne je comprends nga te loolu noonu waru la mën a sax dee parce que xale yi war nañu mën a loolu relève boobu ñoom war nañ ko mën a am ci loolu nag laay dox man fi mu toll nii ñii ñëpp dañ cee war a dox ñëpp parce que Papa Gueye du Diarra noppalu na fi mu toll nii Amadou noppalu na fi mu toll nii bay na waaram li nu xam ci am tëgg ak fulla gi nu am yëpp moom moo ñu ko may Amadou comprendre nga kon nag dañuy ñaan yàlla ñun xale yi nga xam ne ñoom ñoo dese loolu yàlla na leen ko yàlla yombal. donc ci gàttal boo ko déggee ñoom dañuy jaay destination sénégalaise. donc ñoom dañuy jël fii art. ñi nga xam ne ñun mooy suñu culture yóbbu ko biir Europe. di ci am ay junni contrat. donc yéen bu ngeen war a jëlee ay tubaab indi leen fii ci biir Sénégal. est-ce que dina metti day metti wala. non du metti am na bataay. lu leen ñuy convaincre ba ñu war a mën a ñëw découvrir culture sénégalaise. am na bataay li leen di convaincre yi yëpp mooy li ngay def na am fulla rek. parce que boo toogee yor sa jëmbee di tëgg wala nga yor sa sabar di tëgg jël lépp teg ko ci yoon. foo jaar tubaab wala ne la dama bëgg signer ak yow contrat. mais lii ñuy def nii sax tubaab yaa ngi ciy jariñu. ah bon. barki maam El Hadj Fall. suñu lii ñu moom nii. lii ñu moom nii maa ko wax kay ci télé bi. ñoom ña ngi ciy jariñu tubaab tubaab yi ñëw ba fii jël suñu culture bi. jël suñu culture bi yóbbu ko Europe di ci jariñu. am na ci ñoo xamante ni boo duggee ci site internet jémbee tubaab yoo xamante ni ñoo dàq tëgg sax nit ku ñuul bu nu ko xeeb. lii ñuy def nii dafa am barke. macha allah barke Seexul Xadim Mbàkke. kon est-ce que man dama bàyyi télé bi jéem a jàngi tëgg. donc ñu leen di remercier. ñu dem bëgg leen a fekkaat tuuti ci ambiance bi. après ñu ñëwaat merci beaucoup. jaajëf. donc mbokku internet yi lii la ñu amoon ci indi leen ci Matar Gueye ak papam Tos International bi nga xam ne Petite Côte bi moom lañ mën di ko wax ndax ñëpp caayan lañ xam
tey laa gën a xam turam dëgg sax muy turu Thiam bi di ko remercier di lay jaajëfal di leen wax ne seen émission ngi ni ça relate l'art en général et la culture sénégalaise donc ce mot de la fin nga tàggatoo après ñu tëj émission. yéen kay yéen dama leen di gërëm rek leen nañ leen gërëm di leen sant rek parce que lii ngeen di def nii mooy doxal am réew. waaw vraiment maa ngi leen di remercier bu baax seen télé bi yàlla na ko yàlla jëmale kanam. ci barkeb Serigne Fallou Mbacké mii ñu jàkkaar lool. C'était tout dans votre émission Fashion Star donc merci beaucoup di leen jox rendez-vous très bientôt merci.